arrivée explosive lorsqu'elle est révélée au grand jour. Mon rituel beauté, c'est le moment où j'entrevois la façon dont je souhaite être perçue. Ma seule satisfaction, c'est de me plaire et par la même occasion d'être appréciée autour de moi. Pour mon rituel beauté, l'élément principal, c'est mon lait de corps. Il hydrate intensément ma peau, révèle l'éclat naturel de mon teint et je reste fraîche comme jamais. Mon lait me garantit souplesse et confort grâce à sa texture onctueuse et non grasse. Mon lait de corps est le soin par excellence pour les peaux noires et métissées. Sa formule est riche en vitamine E et en huile d'amande douce. Il est aussi très efficace sur les hommes et on l'appelle You Perfect. Zik FM. Uniparco cosmétique moo leen di may seen émission Teuss. Uniparco cosmétique, vivez votre beauté, exprimez votre différence. Expresso mi leen indil forfait extra magique 4900 bi amul morom si marché bi moo leen di may seen émission Teuss. Teuss ci Zik FM di journalu faits divers yi. suba su ne 8h30 jotee altine ba àjjuma Teuss di xew-xewu jamono ci biir quartier yi. Teuss di ay faits divers yu ngeen di nettalil seen bopp yéen ñi suñuy auditeurs. Teuss ak Ahmed Aïdara. asalaamualeykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Alaaji nag tey dañoo am gande. waaw waaye moo tax wutaaleen ndékki lu baax de. waaw. waaw Chimère. tey de. Chimère non Chimère mooy borom studio bi nag de. wax dëgg yàlla gan dañ koy ganale de. waaw ñun de waaw Chimère moo war a régler ji ndékki loolu. en tey tout moom cas bañ a sax waru fee dugg moom tey bañ a sax Siré si Alaaji. borom analyse yu. macha allah pertinente yi ci kaw télé bi. Sen TV. wallaay waaw tey nag moom lañ indaale ci Teuss bi di président wu Think Tank. Think Tank Africa World. waaye Think Tank. voilà. Think Tank. Tout à fait. Think Tank. Think Tank. Tout à fait genre institut de recherche la. voilà di yëngu ci wàllum politique ak économie fii ci biir Afrique. géopolitique ak. waaw waaye moo tax analyse yi kay. macha allah de Siré de. léegi nag. tey Alaaji. l'affaire Sonko. mooy Teuss wi. Teuss wi ay sàcc lañ fi wax yenn saay ay viol dóor nit mu dee diw dafa jóge ci kaw daanu. diw oto ba ko mbëkkee dafa daw. kon coow lii Teuss la. waaw. xam naa ne nag ñamu laal. ba yëngal réew mi. waaye ñooñu dañ ji ay punkal dégg nga. ñamul laal ba yëngal réew mi. voilà moo tax dañ naan lu yëngu la ko yëngal la ko ëpp doole. dégg nga loolu léegi nag tey moom la ñu ñëw nii am ci bagage yenn yoo xam ne nit ñi xam nañ ko ak yeneen i bagage yoo xam ne nit ñi xamuñu ko. ñu nit ay journaliste lañu Alaaji dañuy enquête ak war a dugg fu ne. càmbar waaw ay ëllëgu Ousmane Sonko ci wàllum politique ak yeneen i bagage analysé Alaaji. ñu bàyyi kook Siré si Malick deuxième partie bi nag sénégalais yi tamit Alaaji ku nekk ngi wax. bu ko defee fii c'est la démocratie rajo bi ñëpp la fi nekkal. sénégalais ku ci ne wax yow lii noo ko gisee. ci 88 628 89 90. du noonu. Teuss tey bi daal xam naa ni daal lii la Teuss la kon Teuss yi day am communiqué. te Expresso moo leen ko may. Teuss la daal Teuss bi tey Ousmane Camara nee na daa réer les carte d'identité 87 la juddu 5 décembre ca Dougar. démb waaw ci benn Tata 58 bi carte gab ba waa ku ko gis na nga woote ci 77 353 88 18
voilà Las Badiane merci beaucoup jërëjëf gis nga di alaaji sama revue de presse bi tey njuumte gi xalif général ko murid sëñ Muntaxa wax naa ñaari yoon sëriñ Sidi Maxtaar yàlla na yàlla yokk leeram amiin yaa rabbal aalamiin. waaye noonu la woykat boobu moom nee na kenn doo nga dul juum yàlla doo nga dul juum yàlla doo nga dul juum. waaw kay waay danga ciy jégalu bu wér waaw di siyaare sëñ Muntaxa yàlla na fi yàgg te wér amiin yaa Sidi rabbal Maxtaar it yàlla yokk leeram xare ko ci àjjana yu gën a kawe bi di jaay Sidi yu sallallahu alayhi wasallam cheikh mii nag alaaji nee na ay papier la réerle ci man bind mi ne xanaa Sonko moo bindaat lii diggante ak Liberté 6 ko gis daal na nga woote ci 77 477 69 38 xaw ma Cheikh nan bind mi leeru kii moom mi ngi tudd maam Cheikh Sey daa fàtte nag ki benn taxi ay pièces otom DK 50 42 AX voilà Foire ak ku ko gis daal na nga woote ci 77 907 06 65 Ouli Cissé nee na daa réerle porte-monnaie bu def nag pièce am yëpp carte d'identité inscription Cheikh Anta Diop université Cheikh Anta Diop booru 16h UCAD ak Grand Dakar ko gis na nga woote ci 77 201 18 04. Voilà Alaaji. waaw. waa ci loo ne. xanaa tës rek. Alaaji nag tey dañoo am gan ne na nga lijjanti na nga lijjanti ndekki de. waaw yow indil ma beñe bi. Alaaji beñe. non Alaaji. waaye ab si yéen nag Alaaji ab si yéen bañu lu bari de ci lekk. si Malick nag doo ko jox beñe nag. ab si yéen lu mu am jël nag de. si Malick nag doo ko jox beñe nag doo ko teralee beñe de du fi xew. kon boog xaaral ma commandé monsieur Bob. kii nee na ca Tëngéej la réer les portefeuille am carte d'identité ci nekk ak permis. carte bancaire BOA ak UBA ku ko gis nag da nga woo Mor Mbaye ca 77 650 08 56 sama rakk ji nag Ibrahima maa ngi lay siyaar di la nuyu. Kor Sale ngi noonu waaw kay Ouli Cissé nee na daa réer porte-monnaie bu def nag ay pièces carte d'identité carte étudiant certificat d'inscription université ak 15 000 francs képp koo xam ne gis na ko daal woote nag ci 78 286 09 34 waaw kay Omar Youm maa ngi lay nuyu du ministre Omar Youm di doomu Mari Jon la Fatou Jon Njaareem ministre Omar Youm laa ko tegoon sax. waa Kolda ñu ngi déglu tonton Ablaye waa Kolda nee nañ rajo ba leer na fa nañ. tonton Ablaye Souare nuyul ma sama tante Aïda bu baax a baax. waaw kay nee nañ leer na nañ ñu zig foofu. jërëjëf nuyu nañ ko bu baax. voilà waaw Cheikh Mbacke ngi noonu sama waa ji maa ngi lay Bousso Ndiaye maa ngi lay siyaar yow ko dama laa ñemee bàyyi. Bijou Gueye bu Mbaye Dieye EMG. joyeux anniversaire Diouf waaye yow kii Fari Dieng mi nekkoon Seneweb ay temps. Fari Dieng waaw nee na ngoon gi léegi lay am temps di déglu tës bi te nee na suñu waxtaan wi Alaaji moo ko gën a neex sax éléments yi ñuy teg. waaw nee na nga bàyyi ci xel dégg nga. chimère koy dagg de du moom dong nag. chimère yaa koy dagg de chimère yow la. Chimère nee na 15 minutes la am. du moom dong nag du moom dong nag. chimère yaa koy dagg de. du moom dong nag. waaw waxtaan woowu moom. sama day loolu la wax de nee na daal. waaw sëñ Jili maa ngi siyaar waay Jili Mbay waaw kii nee na Alaaji dafa fàtte benn sac. ca benn loowu 9 tissus la. ci benn taxi cité Doudou Bass doon dem na croisement 22 waaw taximan bi nag mu ngi dëkk Yoof. waaw képp koo xam ne daal gis na ko na woote ci 76 294 16 06. da koy indi sama doom. mu mbokkum lébu la. waaw voilà Mor Mbaye Cissé correspondant régional source A Diourbel mi ngi bëggee. Mor Mbaye Cissé waaw ñu ngi koy siyaar di ko nuyu bu baax a baax. ku git benn pochette tamit ci turu Maymouna Ba. na woote ci 77 374 34 03. Big Matar maa ngi lay siyaar di la nuyu bu wér. voilà léegi Alaaji. xoolal ku doot kii jabu naan ma ni looloo may dal yenn saay yow dimbali ma. xale yu ndaw di jàmbat ni ay meer. te kat Alaaji ñi nga gis ñuy wax ni. dañoo bëgg a déglu tës nag. non yow. waaw nañ dem toog. day caaxaan. ay xale yu ndaw. dañoo bëgg a déglu tës nag. ay Ibataal sama rakk jaa ngi noonu. waaye maa ngi koy siyaare waaw Ibataal waaw sama rakk ji. waaw sama yaay nag maa ngi koy siyaare nogay béy waaw kay. yaayu Fatima Ndiaye waa lay li communiqué la lii page bu fees del waaye du communiqué. gaawal de
teg ko ci wetu siyeen bi teg ko ci kanamu siyeen bi comme ça siyeen bi xam si nag ñun fii dañoo relaxé de fii fii dañuy wax di lekk ay beñe moo tax nanguwuñu kenn filmé ñu déedéet tës bi nee nañu dañuy joxe ay cadeau Saint-Valentin pour tey Love Show bi samedi 21h ak Wally Seck dañuy joxe cadeau. suba la show bi ak Wally. waaw ci Sen TV. moo tax tey nag ci sës bi nag dañuy joxe ay cadeau ngir waajal nag show Wally bi suba. waaw tey jii nag suba la 21h30 Wally Seck Sen TV bu ko kenn rate. ñi bëggante ku ne kottanteeg sa waay seetaan ko 5 par 350 millilitres. ci x12 bu OCO nañ ko maye. ak benn coffret parfum Love Me. daañu maye tamit ci tës bi tey benn coffret parfum plaisir Homme Tech cosmétique. daañu maye tey ci tës bi benn pack lait de corps U Perfect bu Uniparco. daañu maye tey ci tës bi benn pack maquillage bu Cosmakeup. daañu maye tey ci tës bi benn soin du visage VIP hair bu Ndey Kumba sama xarit moo koy maye. daañu maye tey ci tës bi yi nga bëggoon a liiroo sa baay da ko sama xarit bi Ndey Kumba VIP hair benn pack cuuraay. fii la nekk nii ci Liberté sama xarit la benn pack cuuraay bu boutique olfactif bu Tabou Racine 10 rue angle Assane Ndoye la nekk benn carton d'huile J'adore ak ABC compagnie bu Aziz Ndiaye daanu ko may nag fii ak feewu émission bi la ñuy may loolu lépp bu soobee suñu borom ginnaaw bi nag suba moom Sen TV dina maye ay kalpeeg yeneen yu ni mel ay ndox ak yeneen ay smartphone ba ci bag or sax dinañ ko may ak bijouterie la solution kon nag xaar leen tey fii ci tës bi ñu may leen loolee nga xam ne wax naa ko en attendant suba ñuy ñëw yokk suñu doole incha allah Wally Ballago Seck. oui ma dee ko liir ci biir tës bi dégg nga. waaw naa ko liir bi ci kanamee. waaye Khadiba parce que Siré tax buñ ci paree ci kanam Siré. ñu liiraat ko. ACT Khadiba Aslem Paris. Khadiba ndey question bii nga ma posé ma. ah bon bàyyi Siré dina ko tontu. publigal ma ko ñu public ko. non dafa ne topp gi lu tax léegi ñu procureur di wër X ala xam. ma ne ko kooku kii dina la tontu. Siré ki tontu. Siré dina la tontu léegi alaaj Ndey Diop kii nee na ma célibataire nu ñuy def ñaari gani laa dem ngeen toog xoyal doom naan ko ko gis na nga woote ci 77 148 06 58 waa kii nii di bind communiqué na ko ba ku ñëw ne ko ñëw sama bopp Jules Mbow Sénégal 7 nga ne loo bëgg yow parfum acca nga waxal ak Mantulaay alaaj lak ko lañ waay alaaj gis nga invité ñi invité fii ci rajo bi waaw bu ñu ñàkkee argument Siré nañ bàyyi di ko wéer chroniqueurs yi ak di ko wéer journalistes yi bu ñu la déminer rek nga këpp ko ci kaw nit ñi policier bi effectivement biñ ko dóoree xeer dane mbàpp benn waaye nee na ma léeg-léeg sa waaye nga ni ci ñii ñooy ruux justice bi di leen instrumentaliser waaw lan mooy ndeyuk ñu waa sëñ bi yooyu moom est-ce que duñ ko dindi ma ne leen man olof laay làkk dañ ma ne Fabrice Ngema mooy def revue de presse français maay def revue de presse olof dégg nga ñun duñu ay tubaab te duñu ay tubaab yi ñuul olof lan nu wax yenn mots yi may wax nii sax naan instrumentalisation de la justice ñàkk pexe la waaye waruma ko wax olof laay wax gone gii lii mu def lëfa mbira de dégg nga olof laay làkk police bi alaaji bañ ko dóoree daa tombe tubaab la dani mbàpp xanaa xamoo daano yi dañoo bëri te wuute am na ñuy tërëf ba yegg suuf am na ñoo xam ne alaaj boo leen dóoree dañ naan mbàpp maanaam jóge ci kaw rot waaw dégg nga tëmb bip te bouge woo maanaam mandi woo gay woo da ngay jàpp rek ni mbàpp police bi dane mbàpp ak bip waaw Zator Mbaye nag bu dee yow am tubaab nga ba nga naan bu doon seeni bàyyi doo leen ko waxee noonu ñu ne suñuy bàyyi alaaji duñ leen defloo yenn yi wala ñu am yenn at yi ñu continuer di leen defloo ay sale boulot dégg nga loolu ba xeer di leen ca fekk ñu naan mbàpp dégg nga buñ ko naroon def ñun ñi seeni doom ñoo leen di wax ne leen am ngeen juróom-ñetti fukki at ak nangam papa duñ ko nangu ëtt wi génn ko duñ ko nangu lu ko mooy danañ la yàpp la wala dóor la xeer nga ne mbàpp waaw bu ñu leen déminee ci débat nag ñu soppi ko journaliste wala chroniqueurs yi di leen saaga Zator nag
man yàlla daa dogal ne sax damaa am ci moom cofeel ak rusaange suñ bëggee dara ci Moustapha Niasse ak yooyu dañ koy woo waaw doo ñu booleeg paa bi ngeen interview wala doo ñu booleeg paa bi nangam sangam moom Zator moo tax mbir mi du ma ca xóot waaye daal xam naa ni daal Elimane Diouf ñu gàgganti ko yàqul julli du noonu. ndax man Zator Mbaye àdduna du yàgg ba ma toog ci télé naan ko bu doon sa baay la wala bu doon sa ndey la parce que man. donte ragaloo nag. déedéet ragaluma waaye politiciens yi da nga ci am ay xarit. dafa laaj ñu préciser ko. du dëgg da nga ci am ay xarit fii laay toog ci rajo bi naan Mame Mbaye Niang sama xarit la. déggoo ma de. fii laay toog ci rajo bi naan diw sama xarit la diw sama xarit la. noonu laa assumé tey ne man dama am lu ma lié ak Zator Mbaye kon bu toogee ci télé naan kuy def revue de presse seen télé bi fii ko fi def. yow du man a. yow. ku wax mbàpp ji. ku wax mbàpp ji du man. yow bu doon sa baay mu wax ma ko. nga baal ko rek. waaw moo tax man du ma xuus di balaa gaa yi naan Ahmed dérapé na. du ma dérapé bu may dérapé ma dérapé ci ñeneen waaye du doon Zator ndax bu dee benn fan sax rendre na ma ko service doo ñu waxal paa bi ne ko te wax na ko waaye même bu dee liñ bëggoon amuñu ko. du noonu. waaye jéem na ndax man kon nag man loolu rek laay xool dégg nga loolu alaaj. waaw mais nag dañuy rafetal kàddu yi de. waaw et puis foog ñu bàyyi di wax ni télé boo dem am na fukki chroniqueur am na ñaar fukki chroniqueur Siré. ku am bac plus 7. bac plus 7. ci benn domaine. waroo caa mën a wax lu ñu dul dindi. koo xam ne l'an 2000 nga commencé def journalisme stage. l'an 2000 ba l'an 2021 bac plus 7 wuuti bac plus 8 la bu fekkee da nga ko xool ci xale bu dugg école di jàng. 6 ans yi muy def primaire 4 ans yi muy def moyenne ñetti at yi muy def secondaire am baccalauréat dugg université bac plus 7 bac plus 8 la. loolu ku ci nekk ci wàllu présentation. wala ngay def revue de presse. chaque jour nga lire minimum fukki journaux. chaque jour nga jàllale au moins 30 éléments ci journal yu bokkul rajo comme télé. te amoo expérience mënoo analyser mënoo topp situation politique mënoo cee wax lu kenn dul dundi bu yóbboo nga damm sa xalima te jaay nen. Zator bu buñ ko woowee ci débat politique moom ak keneen ku mel ni moom ñu am sañ-sañu wuy ji nañu wax ban école la ñu génne ñoom politique dañ ci yàgg donc di ko pratiquer di ànd ak Moustapha Niasse di def ay ndaje dem ay réunion politique ñu dugal leen liste assemblée nationale ñu sànnante ay xeer. et pourtant bu ñu leen nee homme politique dañuy nangu. bu ñu leen nee député dañuy nangu. et du ñu nangu nit ku def 20 ans d'expérience ëllëg mu nekk ci moom expert di ci wax xalaatam di ci jàngat te bu dul loolu sax journaliste bi def 5 ans jàppandal la nañ ko mu def éditorial mu def chronique mu def analyse mu def yooyu nga xam ni métier bi daf ko jàppandalal te yoon du ko ci topp. bu fekkee lalu ci diffamation. dañ bàyyi seen caaxaan yooyu ñun ñii muy man muy Ahmed ku nekk làq nga say ñeent fukki at. dootuñu booyu kenn parce que wóorul ba xam daañu dundoon la ñu dundaatu wala déet lu ñu wax ci métier bi ci situation politique bu Sénégal ak économique ak koom-koom kenn du ko dindi ndax jombati nañoo fenn waaye nag du ñu féete ñoom mukk ndax ñun suñu li ñu choisir mooy féete ak askan wi waaw kay ba ca kanam. jërëjëf Alaaji kii nag moom papa mi ngi tudd Alpha Diallo yaayam Fatmata Diallo moom Chérif Diallo toll ci juróom-ñeenti at moom nag nii ñuy àddoo ma nga Géejawaay ca centre yaakaaru Guney. waaw centre yaakaaru gune yi bu dee seen waa kër ñu ngi koy dégg nag Aline Mbaye moom Moussa Mbaye moo ñu ko daal di nag yónnee léegi kii nu mu tuddati Siré. waaw sëñ Ahmed. léegi nag ñu dugg tey ci tës wi njiital Pastef moom Ousmane Sonko dafa am genn gone goo xam ne nee na da koo siif ba muy ñeenti yoon di ko tiimale pistolet. ah oui te du noonu la. waaw léegi nag. ca guddi ga mbir yi déclenché alaaji. Pape Alé am na lu mu ci cos démb. xëy na loolu mu jógee ci côté takk der ya waaye man moom ci côté kër docteur. ah oui dégg nga loolu. xale bii di Adji Sarr. Saara Mbundu. Saara Mbundu siiw lool. waaw. dañ ne moom masseuse la day maase. mais nee nañ fi mu nekkoon di fa liggéeyee. daa nëbboon patronam ne amoon na beneen liggéey. ndax aji ndekete nee nañu da doon tamit dafa nekk ci salon de couture. di ñëw. day ñëw. waaw
salon de couture bi ku tudd madame Talla ko moom ah bon mu fay liggéey salon ba nekk wetu kër Maodo Malick Mbaye anamu coalition Benno Bokk Yaakaar xale bi nag bu fa ñëwaan foofu lay toog nan leen maay maase Ousmane Sonko di waxtaan ñu ne foofu nag la doomu jarbaat la neveu Maodo Malick Mbaye di ko déggee ba ñu ne yéggee ko seen waa kër bonjour les dégâts dégg nga loolu bu baax ay yow damay ñëw ci kër docteur bi mais fi mbir mi commencé nekki nooy yëtu moo sax ala donc moom bokkut ak salon de massage bi am na beneen liggéey déedéet beneen day def sa mooy ñaw boobu fa la xamante neveu boobu ñuy tudd ci tur bi voilà mooy Sidi dégg nga loolu Sidi Ahmed Mbaye Sidi Ahmed Mbaye ñu continuer ba mbir ma amee nag ba mu dem gendarmerie gendarme yi dañ ko ne il faut nga dem wuti certificat médical c'était le 3 février 16h15 réquisition bi numéro 91 2 bu section de recherche 3 février 2021 laaj nga mooy bay xel waaw yow laaj damaa noo yetti réew mi kenn nooyul nag damaa noo yetti bëggee dégg dëgg Adji Sarr moom saaga mbir na waaw ba muy ñibbi mbir mi dafa guddi ba muy génn daa guddi waaw mais nee nañ bi Ousmane ñëwee moom làkk na commenceuse bi séeréer xale bu jigéen bi waaw mooy personne bi mais c'est toujours te kenn waraguma ko muy deuxième ba fa nekk ne ko saal ba deux lañ ne ko waaw fexeel ba kii bu ko won ne ko yow xam nga ko xam nga am na ñoo xam ne bu ñu gisee Mansour Diop ne Mansour fekk Mansour doon sàkketu foog ne kii xamuma waaw soo tëbee xëy na li nga bëgg a def yàqu waaw mu ni ko xam nga li ma la mu ne ko bu ko wan mukk ne ko xam nga ko dégg nga loolu si yaa ngi teewlu bu baax problème yaa ngay démarrer nag de sa casque dafa am problème non reste calme rek problème yaa ngay nandite démarrer ma nag de refi nandite rek nu mu ko làkkee refi nandite bata ande andaano yow nekkal nandite kii bu mu xam ne yow xam nga ko xam merci non je t'adore barke rasulillahi dégg nga loolu waaw ba muy ñibbi nag nee nañ patronam bi nee na ko guddi gi foo jëm mu ne ko man benn jakarta dégg loolu de benn jakarta moo may jël si benn jakarta moo may jël si mu génn patronam bi topp ay tànkam ana deuxième masseuse bi boobu fa la ko bàyyi génn ah moom mu njëkk a génn bàyyi fa personne bi kenn tuddul ba léegi bi mu demee nag patronam bi génn topp ko gis benn 4x4 bu ñuul taxaw du jakarta te loolu après supposé viol bi la guddi googu la te waxul patron bi dara déedéet dégg nga loolu alaaj bu baax xale boobu taxaw fa nag jël si ko mooy Sidi Ahmed mu dem moom sël mu yóbbu ko bàyyi fa ka mu nekk noonu ca saal ba ci kanamu gendarme yi Sidi Ahmed nee nañ ko yow guddi googu noo def ba yegg fa waaw ak couvre-feu mu ni couvre-feu mu ne benn médecin moo ñu jël si 4x4 bi kon médecin bi daa toogoon ci biir kon yor carte pour ñu mën di dox wa ilaa oto leen topp en tout cas nee na médecin moo leen fa jël si médecin moo leen rawale ci couvre-feu bi médecin bi CTO la ne ah yëf yaa ngay leer ñu ne ko waaw yow xale bu toll ni yow foo xamee médecin mu ne leen
benn avocat ma booleeg moom 4 avocat bu jigéen. moo ñu ko boole mu jël si ñu. avocat bu jigéen bi moo booleeg médecin bi pour mu jël si ma man booy bi. ma doxal ma nekk linki diggante gel bi ak médecin bi. dawal wata bi pour jëli ndaw si ci salle de massage bi ki doon massé Sonko nekkoon ci biir salle ba ak keneen ku jigéen ku mu làkk ni ko bu ñëwee dafa nand tema bu mu xam ni yow xammee nga ko sax. ñu doxal. yaa ngi may dégg Alaaji. waaye Alaaji bu baax yaa ngi may déglu. léegi nag. man damaa nooyeeti. wuyu ma dem nañ. Siré yaa ngi may dégg. da nga jëm kër docteur. rëppatal na nga jëm kër docteur. nii dañuy yëpp defi nan xale ba pare di dem kër docteur. nii dañuy defi prélèvement. ñu ne ñu ngi dem kër docteur. ok bi ñu yeggee. bañ demee kër docteur. docteur xool gone gi. waaye kër docteur. ak gendarmerie. yenn ci boroomi xam-xam nee nañ. na leen réew mi félicité. kër docteur. defuñu luy nuroog tappale. attekatu gendarmerie. section de recherche. defuñ luy nuroog tappale. xamuñu ko bu dee complot daa amit ñooñu nañ leen ci génne. xamuñu ko. déggoo ma de. waaw maa ngi lay dégg bu baax. lan la gone gi def ba mbir mi amee. dem ci 4x4 bi woo na ko ne ko gaawal pare naa gaawal jël si ma pare naa ci la ko patron bi waxee ne ko ku lay jël si mu ne borom Jakarta bi moom moo woote. bàyyi fa beneen masteuse bi mu fa nekk loo moo woote. dégg nga loolu Alaaji bu baax. bañ demee ca kër docteur bi lan la wax nee na ko ci kayit gi. liñ bind ci kayit gi. mooy luy xeetoog tëcc. waaw. dégg nga nit bu la nuyoo bés la sax. waaw bu bàyyee maanaam jonjoo. waaw da ngay jonjoo amul ci awraam moom. awra ba léegi ay tëcc ak. waaw maanaam yooyu daal ci kaw gàttal. remarque wuñu ko daal. maanaam sëy l'examen médical de ce jour sëy gu bees ne retrouve pas de lésion vulvaire. Au contraire li ñu fi gis mooy waa vulvaire déchirure nee na gisuñu ko luy nuroog ci awrawu gone gi. ak jonjoo maanaam am jonjoo ba mel ni ab gaañu tëcc am na parce que bu dee viol loolu da nga ko ci gis. merci bu dul viol sax da nga ko ci. mais bu dee viol nga koy gën a gis parce que fitna gee tax. bu dul viol sax. xam nga li ma la wax. léegi nag la ñu jàpp mooy ñoom jàpp nañ ne dañoo war a def kon test ADN. kon bu mel ni mëniwu feeñu fa. feeñu fa. déglu de laaj dama bëgg nga déglu mu di. waaye yow fi mu ne nii kii est-ce que abuma yeneen nopp ak yeneen xel yu lay déglu sax. dégg nga loolu Siré. nopp nag du déglu de. bàyyi la ñu xel nopp du déglu. réew mi def ñu ne na au silence. contraire. au contraire. le médecin dit que li mu wax mooy absence waaw totale de lésion déchirure xoolal hyménéale ancienne nee na loolu lañ gis. maanaam jànqug ndaw gi amatul daal ak ndaw. luy xeetoog ndaw daa newul ca moom. maanaam mus naa sëy waaye nag du sëy gu bees. dem na bu yàgg. waaw ndaw li. loolu la wax waaw. mu ne absence totale de lésion déchirure hyménéale ancienne la ñu gis foofu noonu. waaw. mu ne ndaw gone gi. den na bu yàlla. dem na ca 1904 am na ko ne ma silence total la am ci mbedd mi. si loo kenn waxatul. maa gisoo studio bi ni mu nekkee. aju du fëgg maxtu de ni nga daan def nii. aju ko. dégg nga loolu. waaw. Pape Beye tey ñun taluñu anniversaire xaaral tuuti. non tey amul dédicace amul amul anniversaire. médecin bi Alfousseyni Gaye la tudd gynécologue la. mooy ko xool xale bi. merci. non alaaji nag wuy ma woon yàlla. xaaral ma defar waaw. jëlee sama carte grise sa oto bii daal may naa la ko sa addiyee moom.
li muy investigation caaxaan baaxul. Ndeye Khadimé mooy borom salon masseuse bi. waaw. madame Tall mooy borom salon de couture bi. ndeke Aji Sarr dafa daan dóor waar. di ñëw di massé madame la masseuse propriétaire mosu ko xam. kon moom ci tailleur ba mooy métier am da doon xar matt ci salle de massage bi. voilà fee lay dem bu guddee mu kon fa muy liggéeyam muy atelier tailleur ba kon. merci kon fii dafa doon rek xar matt. dégg nga loolu Alaaji. waaw. ñu remonté. waa léegi ñu ne mbir mi yëpp boo ko dajalee. 16 heures de temps la. fukki waxtu ak juróom-benn. te gone gi bu dee dañu koo siif ba ñaari fan. awraam yi mën nay tëf tëfi. tàng miti. dëgglul de. ñu ne lépp 16 heures de temps la moins de 24 heures lii la médecin bi wax. léegi nag Alaaji. gendarme yi teg ñoom lii lañu def kayit yeeg yëpp lii lañu bind waa kër docteur lii lañu bind. daal di joxe waa laaj bi nag mooy. xale bi moom dafa bind plainte. ñu xuus ba démb siré. procureur ne man léegi ala xam laay topp maanaam x kuy x. xale bi non te yow xale bu jigéen bi. Ousmane Sonko xale bi plainte bi ñu gis le 2. Ousmane Sonko la ci bind. waaw menace ay yoon répétitive ak arme. waaw man dama ne le maître des poursuites kii toppee. barki démb. am na ay journaux sax yu ko bind tey. ne léegi ala xam lay topp léegi première question bi siré. ala détail wér-gu-yaram gi loolu la de. mais wér-gu-yaram bi précisé na ci 16 heures yooyu. waaw xale bi def na ci ay rapport sexuel wala defu ko ci. defu ko ci déggoo liñ la wax. non 16 ci 16 heures yooyu noonu 16 heures de temps la durée. procédure bi précisé na parce que mën nga. non dafa ne prélèvement yi comme que dem nañ ba di ko tudd alaaj. kon dañ faa séenul ab mëniw. waaw mën nga bañ a simé mais gynécologue bi mën na xool ndax yow ci heure yi ñu génn. non nee na kanam gi jonjoowul benn yoon lu dul jonjoo gu njëkk ngay firndeel ni amatul ndaw. donc heure yooyu daal yow mënoo déglu heure yi suivre. muy xool. yëpp préciser na ni heure yooyu. xale bi sëyu ci. simeer gars yi dañoo ñëw. mënut a sëy parce que mu doon maasukaay ba ñaara fan. mais au-delà de foofu mun na sëy feneen aussi. Elage maa ngi déglu de. Aba. waa Aba la. waa Aba la waaw. Aba. waaw. yow moomu. waaye yow sax foofu garaawul dañ ne la bu ñu wax sama oto la dugg barki démb. ñuy wax ak beneen kilifa. waaw muy. waaw moom yaayu Aji Sarr bëggul garaawul. waaw kii garaawul bàyyil noonu. laisse tomber. ci info yi la bokk xam nga ci leneen yow vraie investigation nga def. waaw léegi garaawul nañ yooyu côté boobu comme que ñoom nanguwuñu wax ñun duñu leen ko wax loo alaaji. waaw bu ñu jëlee décision wax nag ñu daal di doxal. du noonu. waaw ñu ngi leen di xaar daal. waaw léegi ana foo ne nii. voilà man maa ngi ci fi nga xam mooy échangeur bu Sacré-Cœur 3. waaw acca bisimilah. Voilà, merci beaucoup. L'actualité du trafic urbain se poursuit sur Zik FM 89.7. Jaax nañ sànq rek boulangerie jaune ak su boobu entrée cité Kër Gorgui y a quelques ralentissements pour véhicules yu bëgg a progresser wutali cours privé Sacré-Cœur daal di sax jaare foofu la wutali avenue Bourguiba génne Score Liberté là-bas xaw nga xaw a patienté bañ fa bàyyee ko sànq la fii nag si échangeur bi quelques ralentissements seulement sont à noter ci rond-point yi nga xam ne ñoo seq bi la échangeur fekk da nga bàyyi ko di côté de Wakam mën nga transiter jaare ko ci ancienne piste exfilée c'est pas très compliqué même si di nga ralentir tuuti ci ko échangeur bi aussi pas trop de soucis tant que rek jaax nañ échangeur beneen bu nekk foofu la à l'entrée de la cité Kër Gorgui foofu la aussi pas trop de complications aussi c'est dégagé yéen ñi wàccee ci échangeur bi mën ngeen progresser tranquille wutal échangeur bu nekk fële du côté de Seydou Nourou Tall foofu la aussi des ralentissements bañ fa bàyyi ko sànq rawatina tey bàyyi ko boru école de police ak tey bàyyi ko fi nga xam moom mooy corniche ba ñu bàyyi ko ci deux voies Mermoz ñooy transit par là mais il y a des ralentissements ci axe bàyyi ko foofu la maanaam fi nga xam mooy relais de Wakam jëm du côté de l'université des lenteurs sont à signaler ci yooyu les trajets et l'âge. jaajëf waay Pip waa Pip kon aja sama waa jàngi noonu de Malaysia defal ma kaasu café foofu xaaral ma yokkal la ci meew Gloria bo déet defal café noir rek sama waa ji Gloria laa lay tegal poos bi moo diisul nag 20 dërëm kese lay jar yaa ngi may door a wax lu ma neex na gani waaye li kañ la fi xanaa Gloria bu ndaw bi mu dugg see ci biir réew mi kon boog sotti ci la yaa wax lii nekk balaa neex am meew Gloria waay seen meew bi ngeen tàmm léegi am na sachet ci 20 dërëm
Gloria amul moroom benn la fi. Africom AV, formation action. Le vrai pouvoir est dans la maîtrise des outils de la communication. C'est pourquoi plusieurs écoles ont mutualisé leurs forces pour créer Africom AV, formation action, une nouvelle académie de formation au métier de réalisateur, monteur graphiste, opérateur de prise de son, opérateur de prise de vue, post-production, gestion de production, JRI, art graphique. Si vous voulez maîtriser l'infographie, la 2D ou la 3D, être décorateur, designer, vous initiez à la réalité virtuelle ou l'impression 3D, Africom AV, formation action est là pour vous. Formation action parce que Africom AV dispose de sa propre radio et de sa propre télévision entièrement dédiée à l'immersion dans un environnement alliant formation et pratique. Africom AV, HLM 1, Sodida derrière Excaf. Téléphone 78 604 16 16 ou le 33 831 04 19. Le cousin qui dévore tout. La nièce, allergique à tout. Non merci, je suis allergique. L'oncle qui a des gaz. Le pote qui finit tout le Coca-Cola. On en connaît tous au moins, mais les repas ne seraient pas les mêmes sans eux. Coca-Cola et repas, ensemble, c'est mieux. Spécial Saint-Valentin avec la chaîne leader Sen TV. Du 13 au 14 février dundal Saint-Valentin bu amul fenn ay woy mbëggeel yu amul fenn ànd ceeg l'incontournable Wally Balago Seck ñu fas yéene ànd ak Wally Balago Seck mu dugal ñu ci géeju bànneex teg ñu ci batoog mbégte féexal ñu ay vagues cofeel ñu daal di dund mbëggeel yéen ñi nga xam ne nag bëgg ngeen ay cadeau ngir jox ko seen Valentin wala seen Valentine mën ngeen woote ci Zik FM ak Sen TV ci 88 628 89 90 wala boogit ci 88 628 28 28 ngeen mën a gagné ay loo yu bëri ànd ak suñuy partenaire lu ci mel ne Free 4G+, lii mooy doole Diamond City, l'immobilier luxe, OCO ndox bi oyof taneex Xuma et frère nekkee ba Grand Yoff mën ci téléphone ak ay produits multimédia et high-tech. Love Me, le parfum de l'amour de Home Tech Cosmétique. Jollof Chicken, ginaar yi saf ba ca yax ba. Gamme U Parfait, hydratation intense de Uniparco. Huile J'adore, diw bi ñu taamu. Bijouterie La Solution, l'Islam 2, showroom Pikine fa Oriombe Tarafet. waaye tamit kenn de Cosmétique mi yokku seen taar ñii la ñu àndal ci guddi Saint-Valentin bi ngir bégal suñuy auditeurs ak suñuy téléspectateurs. KFC moo leen di may seen émission Teuss. Zik FM ma radio. Zik FM. Man way naa laay yoo de dem nga bay ma man way naa laay. acca cadeau yi tamit nag ci Saint-Valentin bi acca Mantulaay. del lim nag del lim cadeau yi. cadeau Saint-Valentin bi cadeau yi kat dañ koy maye tey balaa ñu fiy jóg. tey moom dinañ may yëpp ci ay cadeau ci émission Teuss daañu leen may 5 par 350 millilitres fois 12 ci OCO benn coffret parfum Love Me benn coffret parfum plaisir bu Home Tech Cosmétique daañu maye benn pack lait de corps U Perfect bu Uniparco daañu maye benn pack maquillage bu Cosmakeup daañu maye benn soin du visage VIP Hair moo ko maye bu Ndey Kumba benn pack cuuraay bu boutique olfactif bu Tabou Racine daañu maye benn carton huile J'adore ak ABC compagnie bu Aziz Ndiaye ci jamonoy Saint-Valentin lañu nekk ci weeru mbëggeel lañu nekk kon nag ki nga xam ne moom moo di Zik FM dina leen may ay rechargement crédit free calpe bi lay sargal dina leen may ay pack d'eau CO ndox bi nga xam ne moom oyof te neex ay smartphone ak Xuma et frère Grand Yoff Fadiano ak église Jean Paul dina leen may ay coffret parfum Love Me parfum bi nga xam ni it bu mbëggeel la Home Tech Cosmétique di ko andi ay gamme de corps yoo xam ni U Perfect moo leen koy may bu Uniparco ay pack huile J'adore mi ñu taamu ay bague en or yoo xam ni bijouterie La Solution Islam 2 ñoo leen koy may ak seen showroom bu yees bi nga xam ni ubbi nañ ko Pikine ak arrivage bu yees ay coffret maquillage ak Cosmakeup mi nga xam ni moo yokk seen taar daañu leen may ay coffret cuuraay ak olfactif by Tabou Racine studio de création de senteur la ak ay version yees yoo xam ni ay cuuraay sarxatan ay goowe ay
ay digijee ay gongo ak ay huile corporelle yoo xam ni dañ ko méngale ak jamono ma ngoog fii ci kanam ñu may leen loo yëpp incha allah. waaw acca léegi nag yónnee leen ci suñu numéro WhatsApp bi nag maanaam ay histoire d'amour yoo leen dund bu leen neexee tam ngeen woote de waaw ñu bëgg a wax si affaire Sonko bi ñu wax ñu bëgg a wax tam ci affaire mbëggeel tamit pour am cadeau tamit def audio ci numéro boobu noonu non histoire d'amour bi nga dund wala woote wala ngeen woote direct rek ci 88 628 89 90 fii fin émission waaw acca Siré waaw sëñ Ahmed ñoo ngi ziar nga ne lan nga xalaat ne moo indi maanaam diviser x no te ñu porte plainte nit mun a jàng nekk ci réew mi di Ousmane Sonko loolu ma jàpp moom lañ plainte kay waaw xam nga en réalité waaw soo ko dee jàngat ba ci biir dafay mel ni nguur gi en réalité objectif premier ñi fexeel Ousmane Sonko président Ousmane Sonko seen objectif premier du tëj Ousmane Sonko mais yàq deram la bon d'abord benn tilimal deram deuxièmement takk buum ci tànk bi te dinaa leen expliquer un peu procédé boobu bu fekkee da ngay def complot ak nit plan d'action bi nan nga koy mën a dérouler su ngeen xoolee bu baax dañu njëkkoon a wax ni président Ousmane Sonko gendarmerie moo koy déglu section de recherche te gendarmerie bu la dee déglu c'est sur la base d'une plainte te bu lay déglu ci plainte objet plainte bi rek la lay déglu mais du la déglu ci au-delà de objet plainte li ñu bind ci plainte bi rek ci loolu rek la lay déglu waaw te li ñu bind ci plainte bi mooy viol maintenant gars yi bi ñu càmbarlee comme mbiru complot la da ngay gis ni bu ñu demee section de recherche gendarmerie déglu les parties dana gis ni fii affaire viol amu ci kon donc dossier bi dafay clos day jeex dootuñu ko sax waxati dafa mel ni ñi nekk ci ginnaaw kii bi nag bëgguñu dossier bi jeex loolu moo waral benn instant ñu dessaisir gendarmerie dugal procureur de la République directement nga xam ni léegi dootul gendarmerie moo koy déglu mais maintenant léegi procureur mooy ubbi enquête jël affaire bi ci moom léegi pour revenir ci li nga ma laaj xam nga plainte bi dañ ko adressé nommément ku tudd Ousmane Sonko donc normalement procureur daf ko war a woo moom Ousmane Sonko mais li lay wan ni dafay ubbi enquête contre X moo lay expliquer ni Ousmane Sonko maîtriser tegul agenda maanaam moom léegi emploi du temps mi ngi ci loxoy justice parce que suñu ubbee enquête fii ba fukki at yow da nga war a nekk à la disposition justice heure bu la justice soxla ci cadre affaire bi mën nañ laa woo nga ñëw wuy si loolu mooy takk buum bi c'est-à-dire que ëllëg tey jii Ousmane Sonko bu waree bëgg a dem doxi daram sax ñu ni suba la koy dem doxi ñu xam ko procureur mën na ko woo suba soos te su ko woowee dafa war a bàyyi li muy def ñëw wuy si parce que yoon moo doole li muy def kon donc moom fii ba 2024 maîtriser tul agenda mais justice mooy maîtriser agenda loolu mooy takk buum bi baneen bi mais mën na nekk plan bu échoué aussi mu nekk échoué baneen bi baneen bi mooy tilimal der ça va bien ça va sant bu baax Alaaji Ibrahima ay siyaar yàlla nangu amiin waay Siré dama ko bëgg Birahim warul di fi toog quoi xam nga Siré man xanaa xam nga yi ma bëgg a wax yi bu fi Birahim toogee du ma ko wax waxal nag Birahim di la say kii lay ko nga tëj ko ñu nuyu nuyu Ndeye Dia ay waay jile daf laa bëgg jeeg jàmm ak jëriñ jooju Ndeye Dia Ndeye Sa nuyu ko nommé ko waaw Ndeye Dia mi ngi dawal nii jëm di yóbbu doomam mi ñu jàngi waaw Ndeye Dia waaw beneen yóbbante waaw Pape Diop ak soxnaam Pape Diop président vraiment c'est quelqu'un qui chaque matin ndeysaan maa ngi koy nuyu bu baax Ahmed Ndeye Dieng moom ñu ngi koy nuyu non nuyu ko waaw te da nga concentré wu président Pape Diop aussi ñu ngi koy nuyu non yéen garaaw yéen vous avez voté Macky 52% baax na way yaas way yal na la yàlla lafal cat amiin waay te defaral la ko yal na yàlla suturaal la ubbil la say buntu wërsëg ba tax na ñëpp mën cee jot parce que ce que tu fais je le rappelle et enfin c'est mon opinion day neex nit ñi et dégg moom su foofu la laa nekk waaye xam nga li nga dafa neex wala yaas waay wala man lay dóor amen barki Seydina Mohamed dóor wuy ma
waaw nit ñi dañ laa bëgg. waaw d'accord waaw d'accord. nit ñi dañ laa bëgg nag li ngay def dafa neex da nga leen di bégal da ngay fekk ku ne sa stressé ba sonn. boo nee yaas baa nga ne wàcc na. xoolal le petit maire. kat. Lalla bi léegi Lalla Aïcha. non non ko génnee nañ ko bu yàgg. Lalla Aïcha man. extérieur en tout cas ñaari vendredi yëpp marron nga sol xamuloo xew ci vendredi. yaas ma dem waa tribune ñoo Bougane Gueye Dany quoi. ay yow ndeysaan mais moom dañ koo gëj a gis sax chaque jour mi ngi fi woon waaye fan yi bàyyi nañ la. dañuy may dédicace xam nga di ko fàtte. moom mi ngi fi rek. voilà te te mi ngi ci groupe bi. waaw mais waa groupe bi dañ ko wax ne ko. may ko dédicace s'il te plaît. ba mu fi ne day fi rek bu mu commandé quoi rek. may ko dédicace. après boo ci sa boo jeexalee revue de presse. waaw soo ma mënoon may une minute rek. waaw am na benn affaire bu ma bëgg a wax et puis c'est relatif ak Bougane Gueye pour. waaw mais demal ba pare yow yaay prix. ma dem ba pare demal ba ñu pare rek. tribune yéen i kaay ñëw nañ ci. et c'est tout à fait normal ku nekk da ngay defal. tey jaaxle naa yaas. point de vue géostratégique. yaas jaaxle naa. lii intérêt. nuroo waaleem. Sidi Ahmed Mbaye day def na la. mais du point de vue intérieur. xale bi ñaari liggéey la doon liggéey. Adji Sarr ñaari liggéey la doon liggéey. mais njabootam. damay junj de ñaari liggéey la doon liggéey. bii salon massage bii salon personnellement. couture. ca couture ga nag mën nañu am. la doon waxtaane fa la ñoom Sidi Ahmed dëkk. extérieur ak intérieur. bu bëgg madame X moom salon bi fa lañ doon waxtaane déggoo ma de fa la mbir ma seen. waa kër docteur it bañ ko xoolee. dafa wane. waaw xam nañ ne daal. dafa wane ni wàllu ndawam. carte électorale bi. dem na. ñi nga xam ne tas nañ yaakaaru bàjjanam. dégg bu yàgg yàgg na. waaw bàyyil ma tës bi. waaw. loolu mais ñu si tuuti parce que waa tës mënuñu jël lépp. soo tey ñu daale woon bagage. ñun ay électeurs citoyens am na nag genre yooyu da ngay anticiper. mais mën nga ñu si may tuuti yow. non kaay ba tës bari. kon nag koj leen ko tës dafa am yu bees waa kër docteur moom ak enquêteurs yi les gendarmes. chapeau. excellent excellent. non dama ne waa kër docteur laa wax ak enquêteurs yi. xaw ma nag la ca rax politique ak yooyu man yooyu xaw ma ca dara. waaw ña ca bu la kenn dugal de bu la kenn dugal. nañ leen football ñu jógee fi rek non dugal sax moo fi amul. kenn nañ fi football jógee. li nga nar a wax tës bi tey tës. Siré tey est-ce que du ma la invité ci tës bi. mën naa nekk de. donc dafa am yu bees yu am. non dama invité nga ñëw ci tës bi Siré da nga ma bëgg. waaw d'accord affaire yi ay bëggante rek la. terminé yéen a kaay ñëw ñun ci. gis nga lallu malaanu kiiraangeem gi. waa penc ndawi réew ma léegi teg nañ jéego bu njëkk. ni ki démb. gis nga ko. kaay daje nañ. mi ngi nii commission ad hoc taxawal nañ ko. le 15 nañuy déglu Ousmane Sonko. ñaari fan lañ cey teg. jël kayit ga yóbbu plénière. démb nag président yi gars yi daje nañ. fukk ak juróom. changement boobu. d'accord nañu ñaari ñoo ne déedéet. waaw. benn ñaari libéraux lañ daal ku góor ak ku jigéen nañ ci dellu si waat. dégg nga loolu. balaa ma ne ko balaa ngeen dem ñu dellu si. fu ñu voté nga gagné. waa Yaas Walf bi lu tax mu bañ a ñëw nii doo synchroniser rek yow it. léegi foofu lay daanelee. Walf ñëw nag yow. Walf bi di ñëw ak ñun ci gis nga président yaa ngi nii. bale nañ yoon bi moom set wicc. lan li ma laa doon kii rangeem gaa ngi gis nga li ma la waxoon. le 17 a ngi nii. parce que groupe boobu. le 15 dañuy déglu waa ji le 17. te ñooñu waaw mi ngi nii nag Pape Sagna Mbaye nag ak li ñu doon wax ci doom jeeg yooyu setal na ko ba mu set wicc Maodo Malick Mbaye nag moom la mbir ma mujjee. dégg nga loolu Maodo Malick Mbaye. donc yooyu it dafa nañ ci dellu saa non mais ba tas Walf Fadjri ñëw ak ñun ci assemblée parce que ñooñu effectivement livré nañ waa ji mbete kuñ dañ doon ci ambassade intéressé na leen livré nañ ko de kalaame bi nga xam ne ay avocat wu Ousmane Sonko moom lañu bindoon jox Moustapha Niass ne ko lii lañ bëgg ak lii ak lii ak lii mu ñeenti poñ Niass kayit ga la jël ne ko tere reet Zator Mbaye nag ñun duñ ne nit suñu xarit la ba ci yàgg ne nekkatu ko suñu xarit ga kana Zator Mbaye moo fi nekkoon. voilà foofu laa yem man moom dégg nga loolu le témoin yéene kaa ñëw ñun ci tuuma yi ñu def ci wetam waaye li doy waar mooy xam naa ne kaso gi de dafa mel ni dafa commencé di sori Ousmane Sonko waaw ñi yaakaaroon ne daal waa ji kaso la jëm
waaye tey tës ba ku rate tës rate nga. tës de Zik FM. parce que le maître des poursuites mooy le procureur de la République. dëgg la wala dëgg ñu porté nit plainte ba pare. mu ne ko fa ñukk léegi nee na ala xam na topp. mooy x. waa Siri loolu xaw la sa pétrole bi. waaw. complot bi. jàpp Ousmane Sonko tëj ko. waaw moom woon jóg du objectif bi. mais ñaari objectif la am. benn bi mooy takk buum ci tànk bi. waaw bi ci des mooy yàq der. parce que xam nga lu tax amee. analyse gis nga politique bi. waaw nu mu bindee jeu électoral bi. dafa am Sénégalais yi ñi nga xam ne ñooy far. ñooñu faruñoo ak benn parti. bu élection jotee dañuy dem sànni ku leen neex selon leur intime conviction dem ñibbi. waaw léegi nag catégorie boobu. waaw affaire Ousmane Sonko leur parle mais dañuy hésiter encore ci moom. te ñooñu. actuellement bu nguur gi demee ci terrain politique mënu fa xeex Ousmane Sonko mais su demee par exemple dina tax ñooñu jéppi ko parce que Sénégal boo fi laalee affaire góor jigéen affaire franc-maçon ak affaire viol gars yi lu ñu bëgg dañ lay rejeter c'est pour permettre nag loo boobu nga xam ne bu ñu basculer ci Ousmane Sonko kii bi moo tax ñu jéem ko tax level affectif yi lañ bëgg a yàq très bien bi ci des nag mooy takk kii bi mooy mandat de dépôt gis nga léegi procureur fii ba 2024 Ousmane Sonko est à la disposition waaw loolu lañ ko moom léegi mënu ko libéré pour defee yaa mais Siré il faut ngay wax seen quotidien ñëw ak ñun ci gis nga sëñ Bass Gueye mi nga doon wax léegi procureur li mu def ñaas d'accord na ci jox leen ma diw jë ñaas moom fi mu nekk nii moom door na joxe diw jaa ngi nii ni ki démb la ci assemblée nationale mooy transporteur sur ça a ñëw ak ñun ci Maodo Malick Mbaye DG wu ANAM moom nangu na ne Sidi Ahmed Mbaye jarbaatam la Kër Massar di dund tam biir këram ak famille Maodo nag nee na nag famille ci boppam ñoo nekk sous le choc. Affaire métti na leen de parce que ñoom nee na ñoom ñooy noonu dañoo am mbetteel étonné aussi am nañu mbetteel jaaxle nañu te ñoom seen famille dinañu def enquête pour xool seen doom ji lan la séq ak Adji Sarr boo war faa gaare oto di ko jël si waaye yow Sidi Ahmed nan la def ba gaare fa oto heure couvre-feu. That is a question. déggoo ma de. mooy laaj bi. ci tës bi ma ne la ab médecin moo ko fa jël si. moo jël si kan. moo ko fa yóbbu. allo moom Sidi Ahmed ci tës bi ma ne la médecin boobu kan moo ko war a boole ak Sidi Ahmed ma ne la avocat la. maître El Hadj Diouf a ngi nii. acca kado. yéen ba léegi. kado nga dëgg maître El Hadj Diouf nag. am na Ousmane Sonko na doon góor rek na ñeme. na d'accord dem testé ADN bi ñu xool deretam ak mëneewu moom la wala du moom. jeex Sonko kay na ko ñeme rek. lii la wax. la solo yéen kaay ñëw ñu ci commission des lois lañu Ousmane Sonko la. kon nañ ko jox 5 par ndox mu bàyyi nañ leen. vote bi ne dañoo am retour de parquet. allo. dégg nga jox sa numéro téléphone. yaas faut signer. réew mi quotidien ñëw ak ñun ci assemblée moom livré nañu waaj. pour ay immunité parlementaire moom yooyu moom demee na neneen. mais gis nga séance d'explication ca Touba. parce que sëriñu député bi dem na ba xamal Sëriñ Mountakha ne ko lii complot la. waxaatal numéro ma dégg. Macky Sall yi. jokkoo xalif bi xamal ko ne ko man lii laalewu ma ci. 028 waaw 68. te 36 mbirum privé la. ok d'accord. explication l'affaire Sonko nag fi ne nii jël na beneen nag tournure nag. mais Ahmed tës ban heure la. tës ay 8h30. 8h30 à partir de 8h30 ñun bu ñu décroché rek. bu ñu paree rek enchaîné leen. dama ne Sidi Ahmed laa ne. Zik FM. kan moo ko yóbbu fële guddi muy jëli Adji Sarr. te loolu dafa war a leer tey ci tës. moom Sidi ne. benn docteur la. dana leer ci tës. daa yor carte ñu ne ko gone nga docteur bi ku la booleeg moom. loolooy laaj bi. mu ne ab robe noire. ay équation yoo xam ne nii tey. góor la wala jigéen ca tës ba lay leer. ay inconnu la. bagage yaa ngi fii. yéen 7h30 ay Ahmed métti balaa kon affaire yi mi ngi foofu noonu ci portable. mbaa duñu jël sa téléphone bi nag. bu leen ñu yàq suñu tës. Siré doo ñaabat portable boobu ñu xool ñoo bëgg cadeau. wuy ma gis nga fii ma toog xam nga dama ëppal fii ma toog nii ñoom fi ñu toog mën nañoo yor seeni bagage sax évacué. dëgg la nag de. l'observateur ñëw ak ñun ci procureur yi ngi nii ne fa seenee xeex.
mais lan moo tax sëñ Bass Gueye jékki-jékki di topp alaxam waaye loolu tamit jaaxalu leen plainte bi diw la diw mii lañ plainte mi ngi nii mooy Ousmane Sonko yow mii toppaata ca ñu xuus ba ca kanam nga ne yow toppatoo ko léegi alaxam ngay wëri lii pétrole ba lay saf de pétrole ba kay ñëpp xam na ki mbambali toppoon allo rek ko tonton jóge ñu dem ba ci biir procureur ne moom day topp alaxam alaxam ban mooy x ñu dem ba ci biir ñu ne yéen def seetal nañ leen waaw sëriñ loolu jaaxalul mbir maa ngi saf x de lii libération yéen kaa ñëwoon ñun ci yaas il faut suivre Maodo Malick maa wax léegi kon yaa si waaw yow da nga ñëw wax kitu insuffisant réew yi Serigne Ibrahima Dieng nii daanu xanaa madame nga bëggal cadeau yi waa lii tam doyul waar ayca yow moom dañ koy may benn pack maquillage cosmétique ba ci waxal tur bi man baax na Ahmed waxa ngi noonu waxal si ko yéene kaa ñëw ak ñun ci waxal minute yaa ngi déedéet ca kaw bi kaw 10 kan la ba ca kaw 19 déedéet ba ca digg ba Sénégal sous la menace de sanctions financières waaw waxal de waxal ñu dégg waxal ma ne loolu maa ma nit ak yelleefu doomu aadama yi ak wàllum góor jigéen gi te du loolu rek yaas du loolu Sénégal ñu koy xeexee LGBT waaw ngi nii Sénégal fi mu nekk nii waa Amérique nag xam yow moom pack lait de corps bi laa lay may nga defar sa wàllum góor jigéen ñi moom da nga naan waaw tubaab yi jàppale nga xeex leen ñu xeex la ci kaw gàttal Amérique nag fi mu nekk nii mi ngi nii te Joe Biden la kat ma nga ca les échos de na ko doon jàppale de la Sénégal nañu démocratie baa ngi nii di wàcc di dégrengolé di rot suuf la jëm critique yéen kaay ñëwoon ñu ci Ousmane Sonko moom ay mbiram a ngi nii nag fi mu nekk nii moom boo bëggee dégg dëgg rek Pape Sané xaalis weddi na ba duñ soog nee na kan mooy Sidi Ahmed Mbaye ay sponsor lañ nag voilà expression ni ñu di baax ak Jolof ci kan daal di dégg allo capital kan la benn gars yi tontu nañ ko dégg nga loolu allo évidence yéen kaay ñëwoon ñu ci allo ok moo tax daa jàll mii moom tey su complot bi d'accord allo waay direct news ñëwoon nañ ci ku bëgg cadeau waay allo xoolal gis nga bi ñu allo waay mais ay wax lépp lëndëm ayca moo tax journal bi cuuraay baa ngi demagul de nee na bi ko Sonko violé pour la 4e fois yónnee na ko message waaye dama ko supprimer waaye tamit Adji Sarr mi yow di nga waa Siré yow nañ leen lay siifee tey siif la suba siif la ginnaaw suba siifaat la ginnaaw ba muy 4 fois aleykum salaam wa rahmatulah noo def sëñ bi Elay si ginnaaw Elay si ginnaaw nee na wax dëgg yàlla waaw alaaji waaw dinañ ci ñëw léegi dañuy écouler cadeau yi dañuy ñëwaat léegi incha allah moo tax ñu gaaw dégg lii moom ni ñuy traité nit ñi fii ci Sénégal ayca bàyyi ñu demal rek keneen dugg après ñu ñëwaat garde ton téléphone allô parce qu'il y a des informations essentielles tey test bi moom dëgg neex yàlla c'est tey moom gars yi nee nañ en direct en direct lañ ko bëggoon a njaabu lan ngay def nag ci loo ne mais gars yi ñu ngi réclamé test bi nee nañ def ko en direct waaw dinañ ci ñëw sëñ bi cadeau yi lañ nekk nii waaw dafa des sa siis waaw aja allo yow nag alaaj fii mën nga fi maa ngi yow waaw MD tam anam alaaj Birahim allo salaamaaleykum maa ngi siyaar yàlla nangu amiin waay Siré dama ko bëgg Birahim warul di fi toog quoi xam nga Siré man xanaa xam nga yi ma bëgg a wax yi bu fi Birahim toogee du ma ko wax waxal nag kii lay kubé nga tëj ku ñu nuyu nuyu Ndeye Dia ay waay jile daf laa bëgg jeeg jàmm ak jëri jot Ndeye Dia Ndeye Sarr nuyu ko nommé ko waaw Ndeye Dia mi ngi dawal nii jëm di yóbbu doomam ñu jaay waaw Ndeye Dia waaw beneen yóbbante waaw man ni tur bi naka la Pape Diop ak soxnaam Pape Diop président après nga wala bëggoo kado ndeysaan maa ngi koy nuyu bu baax Ahmed Ndeye Dieng moom ñu ngi koy nuyu non nuyu ko waaw te na nga concentré président Pape Diop aussi ñu ngi koy nuyu non yéen garaaw yéen vous avez voté Macky 50% baax na yal na la yàlla defal cat amiin waay te defaral ko yal na yàlla suturaal la bil la say buntu wërsëg ba tax na ñëpp mën cee jot parce que ce que tu fais je le rappelle et enfin c'est mon opinion day neex nit ñi
574. 574 waaw. 90. waaw. yow moom ma xool bàyyi ma may la rek benn samay visage. loo ci def baax na ndax tey laa am 21 ans de mariage. sama anniversaire. mu yéen yaa ngi si ànd leen ca Ndeye Coumba VIP. sama tamit di anniversaire tey. doy na yow kay. xoolal la peut-être allo waaw Chimère. non non ko génnee nañ ko bu yàgg. Chimère des na facturaay ba carton. en tout cas ñaari vendredi yëpp marron nga sol xamuloo xew ci vendredi. yaa sama débat. allo. waa très bien. Bougane Gueye Dany quoi. ay yow ndeysaan mais moom dañ koo gëj a gis sax ni chaque jour mi ngi fi woon waaye fan yi bàyyi nañu la. dañuy may dédicace xam nga di ko fàtte. moom mi ngi vu rek. voilà te mi ngi ci groupe bi. waaw mais waa groupe bi dañ ko wax ne ko. may ko dédicace s'il te plaît. ba mu vu ne nay vu rek. may ko dédicace. ci sa boo jeexalee revue de presse. waaw soo ma mënoon may une minute rek. am na benn affaire bu ma bëgg a wax et puis c'est relatif à Bougane Gueye pour. mais demal ba pare yow yaay ma dem ba pare demal ba ñu pare. yéen kaay ñëw ak ñun ci. ayca ñëw leen. andi jaaxle naa yaa. 88 628. yaa jaaxle naa. lii benn cadeau rek moo ñu dese mooy carte. voilà Sidi Ahmed Mbaye day def na lëf. 12.3 wala 94.6. allo xale bi ñaari liggéey la doon. 95. Adji Sarr asalaamaaleykum. ñaari liggéey la doon. damay junj de ñaari liggéey la doon liggéey. bii salon massage bii salon. sëñ bi noo def. te doon ñëw noo tudd. ca couture ga nag la doon waxtaanee fa la ñoom Sidi Ahmed dëkk. 88 628 89 90. madame X moom salon. aca benn moo des benn moo des rek. aca déggoo ma de fa la mbir ma seetlu. aleykum salaam wa rahmatullah. cay. waa kër docteur it bañ ko xoolee. jaajëf tur bi naka la sëñ bi. waaw xam nañ ne daal. waa kon nga woote waat ci kanam dégg nga ñu nekk ci kaddu ba ci kanam. 88 628 89 90. bu yàgg 88 628 waaw bàyyi ma tës. allo. bàyyi non non mais ñu si tuuti parce que waa tës mën nañu jël lépp. gisoo tey aca benn des nag mooy huile j'adore bi nag tës ba. am na nag genre yooyu da ngay anticiper. mais mën nga ñu si may tuuti. non 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 bàyyi ba tës ba rek. allo. kon nag koj leen ko kon dafa am yu bees yu bees. waa kër docteur moom ak enquêteurs yi les gendarmes. chapeau. allo. excellent excellent. non dama ne. excellent. waa kër docteur benn pack dong ak enquêteurs yi. j'adore bi en attendant. xaw ma nag la ca rax politique ak yooyu man yooyu xaw ma ci dara. waaw nga ca bu la rax. kenn dugal de bu la kenn dugal. dañ leen football ñu jógee feneen non dugal sax moo fi amul. kenn fi football jógee. smartphone ak kuma éclair grand yu côté émission li nga nar a wax tës bi tey tës. ko prépare son love yi Siré tey est-ce que du ma la invité ci tës bi. mën naa nekk de. donc dafa am yu bees yu am. non dama invité nga ñëw ci tës bi Siré Siré dama bëgg. affaire yi ay bëggante rek la. terminé yéen a kaay ñëw ak ñun ci. gis nga lalu malaanu. numéro bi ñaata waa la. fële ci nag réew ma léegi teg nañ jéego bu njëkk. waa numéro bi ñaata la sëñ bi. gis nga ko. gaa yi daje nañ. 77. mais nii commission ad hoc taxawal nañ ko. le 15. dañuy déglu Ousmane Sonko. ñaari fan lañ cey teg. 50. jël kayit ga yóbbu plénière. démb nag président yi gars yi daje nañ. waa Aïcha may na fukk ak juróom. j'adore bi jaajëf merci beaucoup. d'accord nag ñaar ñoo ne déedéet. waaw benn libère ñaari libéraux lañ daan ku góor ak ku jigéen dañ ci dellu si waat. dégg nga loolu. balaa ma ne ko balaa ngay dem ñu dellu si. waa Yaas Walf bi lu tax mu bañ a ñëw nii doo synchroniser rek yow it nangu. loolu la. Walf bii. Walf ñëwoon nag yow. Walf bi di ñëwoon nii ci gis nga président yaa ngi nii. de 7 à 77 ans la alaaji. bale nañ ñoom ñoo set wi. aywa deuxième laal li ma laa doon kii rangeem gaa ngi gis nga li ma la waxoon le 17 a ngi nii le 15 dañuy déglu waa ji le 17 Sonko. waaw mi ngi nii nag Pape Sagna Mbaye nag ak li nga doon wax ci doom jéeg yooyu setal na ko ba mu set wi Maodo Malick Mbaye nag moom la mbir ma mujjee dégg nga loolu Maodo Malick Mbaye yooyu it nañ ci dellu saat waaw man par non ba des kon fii lañ ciy ñëw. Walfadjri ñëw ak ñun ci assemblée livré nañ waa ji mbete ko ñu dañ doon ci ambassade livré nañ ko de kalaame bi nga xam ne ay avocat wu Ousmane Sonko moom la ñu bindoon jox Moustapha Niass ne ko lii lañ bëgg ak lii ak lii ak lii muy ñeenti poñ Niass kayit ga la jël ne ko tere reet Zator Mbaye nag ñun duñ ne nit suñu xarit la ma ci yàgg ne nekkatu ko suñu xarit kana Zator Mbaye Zator voilà foofu laa yem man moom
dégg nga loolu le témoin yéen a kaay ñëw ñun ci tuuma yi ñu def ci wetam. avant ñuy ubbi antenne bi. waaye ku dugg rek su li doy waar mooy xam naa ne kàddu gi day dafa mel ni dafa commencé di sori Ousmane Sonko. président Ousmane Sonko. ñi yaakaaroon ne daal waa ji kaso la jëm. ay waay tey tës ba ku rate tës rate nga tës de Zik FM. parce que le maître des poursuites mooy le procureur de la République. dëgg la wala dëgg. ñu porté nit plainte ba pare mu ne ko fa ñukk léegi nee na ala xam la topp mooy x waaw Siri loolu xaw la sa pétrole bi waaw complot bi jàpp Ousmane Sonko tëj ko waaw ko woon jóg du objectif bi ñaari objectif la am benn bi mooy takk buum ci tànk bi waaw bi ci des mooy yàq deram parce que xam nga lu tax amee analyse gis nga politique mooy dafa nu mu bindee jeu électoral bi dafa am sénégalais yi ñi nga xam ne ñooy far ñooñu faru ñoo ak benn parti bu élection jotee dañuy dem sànni ku leen neex selon leur intime conviction dem léegi nag catégorie boobu waaw affaire Ousmane Sonko mais dañuy hésité encore ci moom te ñooñu actuellement bu nguur gi demee ci terrain politique mënu fa xeex Ousmane Sonko mais su demee Paris Meurs dina tax ñooñu jéppi ko parce que Sénégal boo fi laalee affaire góor jigéen affaire franc-maçon ak affaire viol gars yi lu ñu bëgg-bëgg dañ lay rejeté c'est pour permettre nag loo boobu nga xam ne bu ñu basculé ci Ousmane Sonko kii bi moo tax ñu jéem ko taxal la vol affectif fi lañ bëgg a yàq très bien bi ci des nag mooy takk kii bi mooy mandat de dépôt gis nga léegi procureur fii ba 2024 Ousmane Sonko est à la disposition de la waaw loolu lañ ko moom léegi mënu ko defee mais Siré il faut ngay wax Sud Quotidien ñëw ak ñun ci gis nga sëñ Bass Gueye mi nga doon wax léegi procureur li mu def Niass d'accord na ci jox leen ma diw ja Niass moom fi mu nekk nii moom door joxe diw jaa ngi nii ni ki démb la ci Assemblée nationale source a ñëw ak ñun ci Maodo Malick Mbaye DG ANAM moom nangu na ni Sidi Ahmed Mbaye très bien non communication Kër Massar di dund tam biir këram ak famille Maodo nag nee na nag famille ci boppam mu nekk sous le choc affaire métti na leen de parce que ñoom nee na ñoom ñooñu dañoo am mbetteel étonné aussi am nañu mbetteel jaaxle nañu te ñoom seen famille dinañu def enquête pour xool seen doom ji lan la séq ak Adji Sarr boo war faa gaaree oto di ko jël si waaye Sidi Ahmed nan la def ba gaare fa oto heure couvre-feu. That is a question. déggoo ma de. mooy laaj bi ci tës bi ma ne la. ci tës bi ma ne la. ab médecin moo ko fa jël si. moo jël si kan. moo ko fa yóbbu problème bi mu am. mooy moom Sidi Ahmed ci tës bi ma ne la. médecin boobu kan moo ko war a boole ak Sidi Ahmed ma ne la avocat la. maître El Hadj Diouf a ngi nii yéen ba léegi maître El Hadj Diouf nag nee na Ousmane Sonko na doon góor rek na ñeme na d'accord def test ADN bi ñu xool deretam ak maniw moom la war a doon jeex na Sonko kay na ko ñeme rek lii la wax lan solo yéen kaay ñëw ñu ci commission des lois dañu Ousmane Sonko nag 41 personnes lañ jàppoon ci moom 20 yi bàyyi nañ leen 21 yi nag dañoo am retour de parquet dégg nga loolu yaas faut suivre réew mi quotidien ñëw ak ñun ci assemblée moom livré nañu wàcc pour ay immunité parlementaire moom yooyu moom demee na neneen fii gis nga séance d'explication ca Touba mais soo nelawee parce que Serigne nga xëy suba député bi dem na ba xamal Serigne Mountakha ne ko lii complot la surtout que liñ la jiñ dafa rëy Macky Sall yi jokkoo xalif bi xamal ko ne ko man lii laa lay wàcc dans le fond te mbirum privé la explication l'affaire Sonko nag fi mu ne nii jël na beneen nag tournure nag. mais Ahmed tës ban heure la. tës ay 8h30. 8h30 à partir de 8h30 ñun bu ñu décroché rek. bu ñu paree rek enchaîné leen. dama ne Sidi Ahmed laa ne. Zik FM. kan moo ko yóbbu fële guddi muy jëli Adji Sarr. te loolu dafa war a leer tey ci tës. moom Sidi ne benn docteur la. moom bu muy dana leer ci tës. daa yor carte ñu ne ko gone nga docteur bi ku la booleeg moom. loolooy laaj bi. mu ne ab robe noire. ay équation yoo xam ne nii tey. góor la wala jigéen.
ca tës ba lay leer. donc moo tax ma wax ni bon ci li ma ci mën a wax bi bagage yaa homme politique moo xam ci mën ci am na ci benn ay amen métti balaa affaire yi mi ngi foofu noonu ci botaam mbaa duñu jël sa téléphone bi nag ah bu leen ñu yàq suñu tës Siré doo ñaabat portable boobu ñu xool ñun uy gis nga fii ma toog xam nga dama ëppal fii ma toog nii ñoom fi ñu toog mën nañoo seeni bagage sax effacé si dëgg la nag de l'observateur ñëw ak ñun ci procureur ngi nii ne fa seeni xeex mais lan moo tax sëñ Bass Gueye jékki-jékki di topp àla xam waaw loolu tamit jaaxalu leen plainte bi diw la diw mii lañ plainte mi ngi nii mooy Ousmane Sonko yow mii toppaate ñu xuus ba ca kanam nga ne yow toppatoo ko léegi ala xam ngay wëri lii pétrole ba lay saf de pétrole ba kay ñëpp xam ne ki mbambali toppoon rek ko tonton jóge ñu dem ba ci biir procureur ni moom day topp ala xam précaution yu ñu dem ba ci biir ñu ne yéen ñëpp seetal nañ leen ñëw la dugal te loolu moo lay expliqué waaw Siré loolu jaaxalu la mbir maa ngi saf excédé lii libération yéen i kaay ñëwoon ñun ci yaas il faut suivre Maodo Malick boo demee bitim maa wax léegi kon yaa si waaw kitu insuffisant rénaux yi Serigne Ibrahima Dieng nii daanu sous-officier bii nag waa lii tam doyul waa torop non seulement technicité ak benn objectivité dañoo souvent ñu ko faral di politique ak yow ñoom rapport xaalis ak Serigne yi gën a am te rapport décalage Ahmed wax a ngi noonu waxal parce que conseiller waxal moom du bokk minute yaa ngi ca kaw bi ci kaw kan la ba ca kaw déedéet ba ca digg ba Sénégal sous la menace de sanctions financières. waaw waxal de waxal ñu dégg. waxal ma leen loolu mbaa ma lii ko. ak yelleefu doomu aadama yi ak wàllum góor jigéen ki te du loolu lay as. du loolu. LGBT waaw Sénégal fi mu nekk nii waa Amérique nag xam nga nit ñi xam ne wàllum góor jigéen ñi moom da nga naan waaw tubaab yi jàppale nga xeex leen ñu xeex moom bàyyi la ci kaw gàttal Amérique nag fi mu nekk nii mi ngi nii te Joe Biden la kat ma nga ca les échos de dina ko doon jàppale de la seeni kaay nañu démocratie baa ngi nii di wàcc di dégringolé di rot suuf la jëm critique yéen kaay ñëw ak ñun ci gis nga Ousmane Sonko moom ay mbiram a ngi nii nag fi nekk nii moom boo bëggee dégg dëgg rek Pape Sané Mbaye weddi na ba dëgg suuf nee na kan mooy Sidi Ahmed Mbaye ci même histoire bi leen kii ngi xool faay seen bagage capital kan la gars yi toog nañ ko dégg nga sauver waat évidence yéen kaay ñëw ak ñun ci ak ay moo tax daa jàllo nii moom teesu complot bi d'accord ci direct news ñëw ak ñun ci maa ngay dem xoolal gis nga bi leen di àndaan mais ay wax lépp la moo tax journal bi ne Adji Sarr nee na bi ko Sonko violé pour la 4e fois yónnee na ko message waaye dama ko supprimer waaye tamit Adji Sarr mi yow di nga yéen kay Pape Diop fekk ne waa Siré yow nañ leen lay siifee tey siif la suba siif la ginnaaw suba siifaat la ginnaaw ba muy 4 fois te yow waxoo ko kenn El Hadj si ginnaaw El Hadj si ginnaaw nee na wax dëgg yàlla waaw Alaaji may wax Alaaji Kaay Hadj Moussa Kaay waaw lii moom ni ñuy traité nit ñi fii ci Sénégal man maa ngi dem certificat médical. Ahmed, garde ton téléphone hein parce qu'il y a des informations essentielles hein. non tey test bi moom dëgg neex yàlla. Siré tey moom gars yi nee nañ en direct. en direct lañ ko bëggoon a njaabu lan ngay def nag. ci loolu mais gars yi ñu ngi réclamé test bi nee nañ def ko en direct. fan ngay faral di toog fii waaw defal la sa siège. wala feere bu ci toog baax na. Alaaji yëgal yow nag Alaaji fii mën nga fii maa ngi yow. non du commencement waa MD tactique bi moom mooy lan au lieu que procureur di ko woo moom Ousmane Sonko day def plainte contre X voilà tactique bi foofu lay changer. mais X boobu est-ce que mënta génne après ci Ousmane Sonko. waaw mën na ci le X là. waaw mënul génn après ci Ousmane Sonko. léegi bu ñu nee X. mooy ba ci yow mi képp koo xam ni procureur yaakaar na ni de manière directe ou indirecte mën nga laale affaire bi mën na laa woo. kon donc X boobu 16 millions de Sénégalais yëpp ñi ngi ci X bi. mais est-ce que guddal procédure bi tamit waralul X bi comme li nga wax sànq. très bien parce que en fait loolu la xam nga président Ousmane Sonko boo xoolee fexeel nañ ko nu ne sur le plan politique mënuñu koo jot
maintenant léegi moom pour mën ko éliminer ci course bi te loolu mooy objectif fondamental donc il faut ñu jéem a génn ci terrain politique dugal ko ci beneen terrain maintenant léegi bu ñu ko dugalee ci terrain mœurs bi léegi bu ñu porter plainte contre X ça veut dire que juge bi am na possibilité fii ba 2024 fii ba après élection bi heure bu ko neexee wala moom mooy li ma la wax. mais Siré attends kan mooy X. waaw c'est-à-dire que c'est que ndaw si la dame la fille. moom dafa def porter plainte contre Ousmane Sonko. waaw mais bu ñu nee ba xam ni moom waxul dëgg Sonko a le droit pour porter ko plainte. absolument bu boobaa X procureur boobu lu muy jariñati. waaw non c'est que procureur moom mooy ce qu'on appelle le maître des poursuites. moom amatul kenn ku koy. mais inventé wul justice quand même. waaw d'accord non inventé wul justice mais c'est que li ma bëgg a expliquer mooy. yow mën nañ la porter plainte. ñu cité le nommément. mu ñëw ba ci procureur. procureur non seulement convoqué la mais moom tamit ñu def plainte le ministère de la justice quoi on le dit comme ça. mën na def plainte contre X naam ko yow cité nañ la normalement. parce que mën na am moom aussi il recherche les complices. parce que mbir bi mën na am ni. le principal fait. le principal auteur. teg nañ ko loxo mais moom bëggul yem rek ci auteur bi. dafa bëgg a dem aussi ci ñi nga xam ne laale nañ ci ay complices nañ wala ñoom ñoo sooke affaire bi. donc moom comme xamagu leen dafay mettre ci ñoom seen croix kii bi. donc léegi tey jii li mën a sauver président Ousmane Sonko. waaw. moom mooy. 2 minutes. voilà li mën a sauver président Ousmane Sonko. mooy affaire bi. ñu def ce qu'on appelle la requalification juridique des faits ça veut dire que président Ousmane Sonko yoon toppeetu ko procureur toppeetu ko ci tentative de viol et menace de mort mais mu toppee ko ci appel à l'insurrection ou le appel à la rébellion léegi su boobaa dañuy génn affaire mœurs duggaat nag ci affaire politique jàmmi futur président Ousmane Sonko mooy mu génnaat ci merci bi mu nekk nii duggaat ci champ naturel am muy affaire politique léegi suñu duggaatee ci affaire politique nag boobu dafay mën a rebondir parce que su boobaa dootul nekk combat wu président Ousmane Sonko rek mais dina nekk combat président Ousmane Sonko mais dina nekk combat wu société civile parce que droits et libertés na ñuy wax léegi mais dina nekk sax droit et organisation internationale te dina nekk aussi combat boo xam ne ce sera international parce que dañ naan opposant c'est un procès politique. mais tant que ñu ngi ko bàyyi ci affaire mbirum jigéen voilà dañ naan vie privée am la yëfam la. voilà très bien mais bu ñu duggee ci politique bi nag. voilà day yóbbu ñu il en sort kii bi. te léegi comme yow ak éléments yi nga jot a indi nii. donc dafay xaw a mel ni affaire mœurs bi le dossier il est vide. loolu te léegi dossier bu fekkee dafa vide. xam nga normalement bu ñu la yóbboo. ñu xool affaire bi dossier bi vide dafa war a yem. maintenant léegi nag ci procureur nu mu doxalee dugal X moo dafa mel ni moom bëggul affaire bi yem fi maanaam dañ ko bëgg a taayu ci durée moo tax ñu def X. léegi nag mais pétrole bi def nañ X te teel na jeex. waaw moom moo tax da ngay xool rek par exemple dafa des ci procureur parce que procureur moom mooy dogal comprendre boobu dañ naan le temps de la justice n'est pas le temps de la politique ou des autres. léegi donc moom procureur heure bu ko neexee. mën na xëy ubbiwaat dossier boobu mën na la sax woo ne Mansour dama lay entendre. ndax li ngeen wax barki démb ci tës bi kaay leen. wax nga dëgg de waaw mais c'est temps bi moo jeex heure corona day ñëw di kii nee na ma heure corona bi nañ leen ko. il faut nga indi benn leeral dama gis benn waaye ci Facebook léegi mu commencé di wax. ne dama ne fii bi dafa def rapport ci 16 heures yooyu dama koy leeral en tant que jigéen xaw ma nag lan. dama leeral ni waxuma loolu. da nga wax ni médecin bi wax na lii ma ne la ci 16 heures yooyu est-ce que médecin bi leeral na ni xale bu jigéen bi sëy na fi wala sëyu fa su ma laajee loolu sax it en faveur de xale bu jigéen bi la parce que bu dee médecin dafa leeral ni sëyu fa ci heure yooyu noonu complot bi day gën a leer mais su nekkee def na ko benn yoon ci heure boobu mën na lijjanti lañ bët kan la ko defal donc man su may laajuma pour suuxal xale bu jigéen parce que man fii damay faral jigéen ni ban may teg taxe sax de féminisme ma koy nangu donc nag bu ma kenn dugal ci maa wax xale bi wala maa wax xale bi yaa toog fii nag moom boo fi toogee moom say bàyyi seen suñu dem siré kon ñu ngi lay gërëm di la sant daa bi jeex na 10 heures jot na sant nañ la gërëm nañ tamit waa KFC suñu sponsor bu bees bi ak waa Expresso noonu la madame Dramé merci voilà yàlla na yàlla doon jàmm ci biir réew mi Siré ñu ngi lay gërëm di la sant wax ji ànd na dal pertinent na ànd na teggin
daf naan son excellence monsieur le président Macky Sall. yi nga waxee même boo juumee ne président Macky Sall sax da ngay reculer waat wax son excellence. Ousmane Sonko. président Ousmane Sonko président Ousmane Sonko. rek ngay wax kon ñu ngi lay gërëm di la sant bu wér. yar geeg tey gi. voilà Alaaji Simer Diop kon mbokk yi moo nekkoon ci xarale gi nag tey moom suñu gan gu mag gaa ngi nii di Siré. Si Malick Mantoulaye ci bu ndooy lay maxtaare. kontaan nañu lool. ana kan la dendaloon surtout ku tedd ki borom maam barrière or ba ca Médine ba neex yu mbànni xoole Serif Ahmed Aïdara Karara monsieur le maire de la ville de Guédiawaye di leen jox kon dig dañee altine incha allah